moom mi la di Mayacine Camara nekk responsable politique APR bokk ci biir benn bokk yaakaar xam ngeen ne élection yu démarré na ñu toll ci ñetteelu fan bi tey nag mu woon ay nitam ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaawam pour waxtaan ak ñoom teg ay pexe yu xam ne noonu la ñu war a demee ci campagne électorale bi pour fexe ba gagné ko. ñi ñu fàttali kii di Fanta Sall ak El Hadji Mohamed Dieng ñoo nekk candidat yi xam ne ñoom la waa benn bokk yaakaar yebal fii ci département Koungheul mais moom nag nee na du ciy toog parce que lépp lu muy def président de la république Macky Sall moo tax mu koy def moo tax tey mu mobiliser ay nitam ñoom ñëpp ñëw mu waxtaan ak ñoom jox leen ay ndigal pour ñu mën koo jëfee dugg ci kër yi def ay porte à porte mais tamit def ay meeting ci commune Koungheul ba ci département bi tout simplement pour jël victoire bu am solo jox ko kii di président de la république mooy ñaar ñoo ñu xam ne nekk seen i candidat ñu mën ko gagné. nekkoon nag ci teewaayu ay militants mi jékkoon ci quartier yi nekk ci commune Koungheul yëpp ba ci département yi sax xam na ñëwoon teew mais kàddu gi yëpp benn la mooy que ne yow la ñuy xaar foo ñu féetale rek ñu nga fa dinañ ànd ak yow dem fa mbir mi kon ñoom benn kàddu lañ jël mooy que ne liste bi ñoom ñoo koy campagne bu mat sëkk lépp lu mu laaj danañ ko ci def mais nag di ci xaar ñoom Mayacine ànd ci ak ñoom ci porte à porte yi moom la ñëpp gën a wax kanaa rek ñi bàyyi leen ngeen déglu quelques extraits yoo xam ne jëloon nañ ko foofu noonu ci kàddu yoo xam ne jigee ko na fa mais tim ci waxtaan bu yaatu bi xam ne séq nañ ko kii di Mayacine Camara moom mi nga xam ne mooy seen kilifa ñoom ñëpp ci politique fii ci commune Koungheul. nañ génn ñu liggéey moom mu jiitu ci liggéey boobu bien vrai que mi ngi def mais audience yu bëri yi na ko wàññi daf ñuy yàqal Koungheul ville 1 ñaata leader ñoo fa nekk ñaata kilifa ñoo fa nekk ñu doon ay nit ñoo xam te ni fu ñu wax ñu déglu leen du ñu sant nit ñi ñu def leen mais soo toogee sa kër di xaar Mayacine Camara woo la téléphone mais Mayacine du la woo yow yaay jóg dem vers sa leader ngay xam lan moo xew ngay def li nga war a def jiital xale yi man je suis disponible ku ma woo duggal fii ma dugg fii mais tamit bu ñu toogee bu géer toogee këram Maymuna demal nangam Maymuna am na ñoo xam te ne duñ ko rusee dara mais bu géer jiitoo Maymuna topp ci ginnaawam day neex bu ëllëgee bu Maymuna jaaree feneen bu waxee ñu gëm ko bu meer Khady Ndiaye jiitoo jaar fii ànd ak Maymuna bu ëllëgee Maymuna kese bu demee ànd ak nit bu waxee ñu déglu ko génn leen seen kër yi yéen mag ñi jiital xale yi mag ñi yéen ay élément influenceur ngeen fu ngeen taxaw wax ñu déglu leen jiital leen ñu dugg ci kër yi wax ak nit ñi boobu ëllëgee bu ñu solee daal dem kenn bañ ñoo woyadil kenn bañ ñoo manquel ñun nag président Macky Sall deseelatuñu dara surtout ñun jigéen ñi tête de liste nationale jigéen la man dama bëgg kuy beral loxo jigéen te président Macky Sall deseelatul dara jigéen ñi ñun élection yi ñoo ci war a xar suñu tànk tubay ba am victoire ñu ne jigéen ñi moo tax Macky Sall gagné élection yi. damaa ñëwoon fii toog ak yow am loo ma santoon ma ne la dinaa ko def waaye nag dama siy jégalu bu baax ndax dafa am loo xam ne danga ma koo defloo woon te ma neewu ma ko parce que man du ma tricher Maya dañoo ñëw fii wax nga ne ma suñ la wooyee ngeen dem liggéey àndal ak ñoom ngeen liggéey waaye man du ma tricher ku ma mënta liggéey ak du ma liggéey ak yow ba tax na la nga xam ne danga ma koo defloo woon defuma ko parce que mënu ma ko. beneen bi ci topp mooy dañoo def exprès ñu taxawal ñu ne kuréel boo xamante ne jàngalekat yi la yu bokk APR ma bokk ci te yëgaluma la ko xam naa li tax ma bokk ci mais ba ma duggee dafa am lu ma doon xool ndax dañ ne coordinateur rek ma ne man maay nekk coordinatrice bi Jibi Faye mu Fanta Sall mu ne maay topp sa ginnaaw biñ demee ba ci biir ñu dem ba taxawal ko ñu dem ba ci biir ñu changé waat ko ñu ne nañ ko bàyyi parce que jiitu Mayacine la bugguñ mu jiite leen. xam naa ne li ñuy def gëmuñu ko man du ma ànd ak yow di tappale wala di tricher lépp loo def lu ne dama la ciy topp ba mu sës bi nag mooy dañuy ànd di liggéey ngay def ñuy gis nga ne nañ ànd ak ñoom liggéey ñoom ñu ngi dugg si koñ bi ñëw nañ sama kër seen clan boobu ñëw nañ sama kër bi ñëwee di campagne ma ne leen fii kenn moo fi mën a campagne muy man te su may wax Mayacine nee na laay wax. ndax ba may jëli sama carte d'identité yi di dem di kii ñuy defi parrainage bi dama ne leen Mayacine ak Assane Diop ñoo ma yónni ñu ne ma ndax Mayacine la ñuy def député ma ne leen ku ñu mën a def député ku ne si ndigalu Mayacine lay nekk kon ñoo ma yónni ñoom laay parrainageal. mbay am na li nga xam du ma la ko wax yoo xam nga ci dara tey nee nañ ñoo dëkk bi tey Mayacine génn na si mairie bi waaye tey daa mel ni tey mi ngi ci mairie bi parce que foo jàll fu ne 1 pas 2 pas dañu ne Mayacine. sànq Pape Sall bi mu ñëw kër ga di ma woo si ne ma réunion am na Aliou daf ma taxaw ne ma góorgóorlu yéen am tànk si digg si Koungheul gi Mayacine porte à porte bi nga wax ne nga war a def da nga koo war a def si dëkk bi li Aïssatou Sakho wax
kër gu ne nga seeti ñëpp benn par benn te na nga xam ne nit ñi dañ laa bëgg. waaw jërëjëf Baye Top tey moom dañuy woon sunu militants yi nga xam ne ñi ngi nekk sama sensibilité ñu xool élection yi nga xam ne commencé na campagne bi nga xam ne commencé na depuis dimanche nan lañ cee duggee na ma gën a rafetee pour que lépp loo xam ne nekk na doole Benno Bokk Yaakaar ci commune Koungheul ak département Koungheul ak ci commune yëpp ñu mun ko mobiliser fexe ba nga xam ne benn force du rëcc. tey jii nag élection yi ak campagne bi dem na foo xam ne bu ñu waxut ak nit ñi mën nañ ci am mbetteel parce que dañoo génn ci ay local ñoo xam ne am nañu lu ñu mer téye ñii après local aussi am nañ yenn problème ak yenn jànkonteel yoo xam ne du ci président Macky Sall ba tax na ñun ñi nga xam ne ñun ñooy représenté Benno Bokk Yaakaar ci commune Koungheul ak département Koungheul ñun laaj na aussi ñu waxtaan ak sunu ay nit fépp fu waay nekk ci biir département bi ci biir région bi ci biir Sénégal yëpp parce que démb dem naa région Tambacounda def naa fa réunion bu am solo ak ay responsable politique noonu lañ koy defee tamit ci suñ département bi defee ko tamit suñ commune bi fexe mobiliser jigéen ñi mobiliser jeunes yi mobiliser militants yëpp pour que ñu voté Benno Bokk Yaakaar réunion bii nag dañ ko voté pour que nit ñi nga xam ne samay sensibilité lañ nekk ñu wéy ci ñetti point benn bu njëkk bi mooy ñu bës seen xol muñ lépp loo xam ne naqari woon na leen ñu maasale ñun ñëpp nekk benn voté Benno Bokk Yaakaar campagne bi comme seeni campagne bopp. ñaareel bi mooy ñu yaatal ko ci parti alliés yi yaatal ko aussi ci ñi nga xam ne ay sensibilité lañ yu nekk ci sunu Benno Bokk Yaakaar bi te ñu bokk commune bi rawatina tamit ñu bokk département bi fësal tamit sunu ànd ci ginnaaw président Macky Sall ak ci biir Benno Bokk Yaakaar jàpp ne sunu ñaari député yii ñu tànn ku ñu fi munti ko woon tànn tamit nit ñi dina am lu ñu wax ci ñoom waaye suñu ñaari député yii ñu tànn ñu xam ne dañ leen tànn ñu doyloo leen muy président honorable Mohamed Dieng ak soxna Fanta Sall honorable député Fanta Sall nga xam ne ñu doyloo leen votel leen jàppale leen ba ñu fal leen liste député yi nga xam ne moom lañ jubal point bi ci mujj mooy ñu waxtaanee tamit nan la ñuy doxalin ban la ñuy tëral pour mun a dem ci élection yi te loolu yëpp waxtaanee nañ ko incha allahu rabi dinañ dugg ci communes yi dugg ci quartier yi trier élection yi def lancer aussi appel aux jeunes yi nga xam ne tey jii feesoon nañ fi del mobiliser leen ñoom ñoo yor élection yi parce que ñooy doole bi ñu xool ñoom it nan la ñuy accompagner lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci ay réunions surtout réunions de quartier dugg dans toutes les maisons dem dans tous les villages te village yëpp ñu dugg ci kër yëpp parce que aussi am nañ ay nit ñoo xam ne ay tekki nañ lu bari ci seeni gox-goxaat Koungheul ak département bi ville Koungheul ak département bi dafa jaxasoo boo xam ne ñi nekk fii am nañ kaddu ci ñi nekk ci aussi ci yeneen communes yi donc loolu yëpp bokkoon na ci li ñu leen di ñaaxee am nañ fi ay militants yoo xam ne tey jii ci commune lañ dëkk ñaax nañ leen ñoom tamit bu ñu paree dañu son sel daal dem def liggéey bi ci commune bi. gis nañ ne élection yi tamit dafa am solo lool ci président ndax bu amee majorité ci assemblée day tax liggéey bi nga xam ne fas yéene ko liggéey ci réew mi mu gën a mën a jëm kanam. dafa am en tant que responsable bi lan ngay ñaax d'abord responsable yi nga xam ne ñoo ko teewal waaye aussi militants yi nga xam ne dañuy wuyoo Benno Bokk Yaakaar. militants yi nga xam ne dañuy wuyoo Benno Bokk Yaakaar d'abord ñoom ñëpp d'accord nañ ne président Macky Sall am na njëriñ tey jii képp koo xam ne gisul njëriñu président Macky Sall damay jàpp ne da ngay bëgg a gëmm sa mbër rek bañ a gis li nga xam ne mi ngi ne fàng waaye bu ki gis Sénégal fu mu nekkoon en 1960 ba léegi ak lépp loo xam ne def nañ ko fi ci wàllu yoon ci wàllu ay tali ci wàllu piste ci wàllu ndox ci wàllu courant démb may romb Touba Lampour gis sama dëkk cosaan gis lamp yi di tàkk xam naa ne président bii ñu am nii suñu ko sàgganee ba li des ci mandat bi du mun a def liggéeyam
ñun ñoo koy njëkk a rëccu ñun ñi nga xam ne ay militants lañ ñun ñi nga xam ne ay citoyens lañ ñi nga xam ne ay sénégalais lañ ñun ñi nga xam ne tamit ay responsables politiques rawatina nag maire yi parce que balaa nga naan naam da nga fay ne waxuma majorité bii nii buñ ko sàgganee ba mu rëcc ñu ci assemblée waxuma sax ni au niveau national waaye dinañ bëgg a fay ay salaire ci suñu communes yi duñ ko mën a def kon nañ xam ne suñu bëggee suñu communes yi dox suñu bëggee suñu département yi dox suñu bëggee suñu région yi dox suñu bëggee aussi gouvernement bi doxal wéyal yenn projet ak programme yi war nañ ñun ñëpp maase jàpp ci élection yi gis nañ tabaski bi nu ko président de la république préparé ni mu taxawee ci wetu population askan wi ku am yërmande la ku am ñun ñi nga xam ne am nañ chance di nekk ci wetam di dégg li muy wax wallahi saa yu waxee mi ngi wax jëmale ci askan wi nan la ñuy def ba ñu jot ci dërëm bi nga xam ne ñu ngi koy yónnee ci kaw nan la ñuy def ba mu agsi ci suuf nan lañ yan pexe la ñuy def pour que coono yi nga xam ne nekkee nañ ko mu wàññeeku yàlla dafa def rek ne Sénégal fi mu jógee dafa sori coono yi dafa ba yaatu woon yaatu boo xam ne loo def dina am lu des te mémoire nag conscience populaire moom amul mémoire saa yoo defee rek nit ñi xaw a fàtte waaye gis nañ daal depuis 2012 résultat yi nga xam ne am nañ ko ak jeexital yi nga xam ne action président Macky Sall am na ko ci askanu Sénégal am na ko ci jigéen ñi am na ko ci jeunes yi ligne de financement yi projet yi programme yi pense que assistance yi ak appui yi ak ndimbal yi lépp dara tardewul Sénégal dong moo nekk dëkk boo xam ne traversé na Covid bi investissement yi arrêté dans tous les autres pays ba mu des Sénégal en Afrique au sud du Sahara ñun dañoo continuer di dérouler suñu ay investissement di continuer di dérouler suñu ay programme di continuer di dérouler appui yi nga xam ne ñu ngi koy def pour le peuple sénégalais pour les citoyens pour jigéen ñi pour néew doole yi loolu sacrifice bu gouvernement bi def la don de soi boo xam ne def nañ ko président def na ko pour accompagner cette population là kon chance la di lancer appel à tous les Koungheultois du département de la commune de toutes les communes à tous les Kaffrinois de la région à tous les Sénégalais aussi du Sénégal des autres régions ñu mobiliser wu et de la diaspora ñu mobiliser wu comme une seule personne autour du président de la République autour de cette liste nationale autour de nos listes départementales pour élire nos députés Benno Bokk Yaakaar au soir du 31 juin avec la manière. ci élection yi la ñuy des nag gis nañ ne yaa ngi ci liste comité électoral départemental bi yor pôle finance ci wàllu commune bi tamit am nañ yaakaar ñu installé fi benn comité électoral ndax yow da ngay installé sa comité électoral bopp wala bi gars yi teg ci ngay ànd yow ak ñi nga xam ne yow la ñu àndal. waaw bi gars yi teg li ñu àndal xam nga mënuñu xaajale dinañ bokk dugal suñu loxo. même buñ ci gisul suñu bopp dinañ ci accompagner niñ ci war a mën a accompagner waaye nag du ñu bàyyi tamit yeneen force di éparpillé wu force bu ñu gis ngay éparpillé wu dinañ daw jël la andi la dugalaat la ci biir muñ la mën a dugalaat ci biir ñu accompagner la nga ba fexe sa carte bi dugg ci biir urne bi. loolu nag suñu ay pexe la ñun waa Benno Bokk Yaakaar loo xam ne luñ ko mën a fasal tamit nit ñëpp di ko dégg waaye daal suñ kéemtalaay kattan muy quartier yi muy village yi. dinañ ko def jéego yi ci war a def dox yi ñu ci war kattan yi ñu ci war a mobiliser pour matériel moyens yi ñu ci war a mobiliser pour mun a fexe ñëpp voté Benno Bokk Yaakaar dinañ ko def ñun ak parti allié yi ñu gërëm leen aussi sant leen gis nañ ne ànd dafa jafe lool da ngay dem ba mu yàgg ñi la jege wala bëre yi nga xam ne ñun ñu ngi koy def suñu biir ñun waa APR day dem ba dañuy fàtte waa parti allié yi waaye nag rôle bi ñuy joué rôle bu mucc ayib la donc ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm di leen di saluer nag seen engagement ak seen taxawaay di saluer aussi seen muñ parce que ñoo dàq muñ lii kuñ ko defoon am na nu mu doon demee mun nga sax bàyyi waaye tey jii gisuñu seen bopp ci liste yi gisuñu seen bopp ci liste suppléant yi waaye taxaw terewul ñi ngi taxaw derrière dans le Benno Bokk Yaakaar derrière le président Macky Sall parce que ñoom dañu am discipline de parti te ci kaw dañ leen jox ay ndigal pour que ñu accompagner élection yi je pense que loolu maa ngi koy seede ne seen accompagnement élection yi amul benn tolof amul dara luñ ciy sikki sàkk ñu ngi koy def lu romb suñu njort
waaw di wax rek ne élection yi surtout ñi nga xam ne ñi ngi nekk sensibilité Mayacine Camara maa ngi leen di lancer waat un appel que ñuy politique que ñu bañ a politique que ñu actif que ñu bañ a actif muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw képp koo xam ne jàpp nga ne ni may doxalee ci politique ànd nga ci nga gis ma nga bañ ma gis nga dégg ma nga bañ ma dégg maa ngi lay ñaan nga jàpp ci élection yi ngir président de la république Macky Sall ak foo mënti ki nekk nag yaa xam ci commune Koungheul bi yaa xam ci département Koungheul yaa xam ci région Kaffrine mais yaa xam aussi ci Sénégal parce que ñun Koupantoum jege nañu lool waaw région Kaolack tamit jege nañu lool bëgg tax na yu bari aussi mën nañ ko fa di def ci ay action am na nit ñu bari ñoo xam ne aussi ñu ngi ñuy seetaan ci loolu te ñun ñooy tax ñuy gën di jàpp nañ gën a jàpp tey jii bu ñu jógee fii ñi ngi dem Kër Ngay léegi ci guddi gi pour dem waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak population yi tenir fa benn réunion démarrer meeting bi en attendant communauté électorale départementale bi commencé liggéey bi jërëjëf